sunuy programme di gërëm Aliou Ba ci ki fare ci machine bi gërëm it Yacine Pouy mi fare ci digital bi ci kaddu gi Barthélémy Ngom mbokk yi jërë ngeen jëf ni ñu koy defee suba su nekk bu waxtu wi jotee ñu yegg si seen émission penco tey ñu wutu fi Alaaji Assane mi nga xamante ne dafa nekk ci yeneen ñu wutu ko fi tey fas yéene ànd ak yéen rek ci seen émission penco ci pàcc bu njëkk bi nag ci wàllum xam ngeen ko mbas mi la ñuy waxtaanee vaccin yi nga xamante ni tàmbali nañ ko niki talaata gi weesu ministre de la santé moo njëkk a ñàkku am tegu ci moom yeneeni kilifa moo xam kilifa yi nekk ci nguur gi la wala boog sax kilifa yi aada gi ñoom ñëpp wane nañu yoon wi ñu war a jaar gannaaw ba ñu nemmeekoo ne am na ba tey ñu nga xamante ni daal seen xel dafa xaw a tey ci vaccin bi booba léegi nag autorités yi nekk di ci sensibiliser dañ ci waxtaan ak docteur Mouhamadou Sow de président ordre des pharmaciens ñàkk yi naka noonu it région yi yëpp daanaka dégg ngeen ci sànq directrice PNA nee na région yi yëpp jot nañu seen dose de vaccin Kaolack tàmbali na vacciné daañu fa dem ànd ak gouverneur dëkk ba di Alioune Badara Mbeng ci waxtaan wi waaye laata ñuy dugg ci waxtaan wi nag de tiis bi nga xamante ni moo dal koo xamante ni du ku ñuy présenté ti ci antenne bi di professeur Daouda Ndiaye nga xamante ni yaayam dafa génn àdduna moom professeur Daouda Ndiaye ngeen xam ko ci antenne bi ak ay intervention mu am solo yu am solo ak itam disponibilité bi yaayam daal moo wàññeeku tey levée du corps bi 10 heures la ca hôpital Le Dantec ñu koy jaale moom professeur Daouda Ndiaye rajo Futur Média groupe Futur Média yëpp ci sama kaddu di ko ci jaale di ko jaale it ay mbokkam ñaan yàlla rek suuf woyof ci kawam di ko massawu ci tiis boobu nga xamante ni dal na ko moom professeur Daouda Ndiaye mi ñàkk yaayam ni ki dem si guddi levée du corps bi ma fàttali leen ko 10 heures la ci hôpital Dantec ñu ko ci massawu di ko ci jaale di jaale njaboot yeeg jege ñaale tey ñaan yàlla suuf woyof ci kawam. mbokk yi kon ñu yegsi ci waxtaan wi tàmbale ko ak docteur Mouhamadou Sow docteur mu ngi ci ligne bi docteur mu ngi ci ligne bi docteur nu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay waaw yow yaa jiite ordre des pharmaciens docteur vaccin bi daanaka yegsi na macha allah am nañu 200 000 doses ba tàmbali nañu vacciner sax ni ki semaine bi weesu ministre de la santé. moo njëkk a vacciné wu tey sax ci la Alaaji Assane nekk moo tax ma wutu ko tey ndaxte daf koy enregistré pour émission yoon wi tey moom ministre de la santé njiitu réew mi daanaka kàddu yu bëri jóg nañ fi ne vaccin bi ñëwee daal na njëkk a ñàkku moom nag tey ci ngoon lay fas yéene ñàkku ci kanamu ñëpp ndax daan ko wone ca télévision nationale loolu lépp xew gannaaw ba nga xamante ne ba tey am na ñoo xamante ni daal ñu ngi amee ay xel ñaar ci vaccin bi yéen ñiy yëngu ci wàllum wi docteur Annette Seck Ndiaye bu pharmacie nationale d'approvisionnement wax na ko évoqué na ko ci suñu xibaar yi weesu mu ñeel conservation vaccin bi d'abord loolu laay njëkk a interpellé loolu laa lay njëkk a interpellé ci conservation vaccin bi ndax yaakaar nga ne dana yomb ci climat bi ñu nekk rawatina ci région yi. jërëjëf Barthélémy. Bon nga may ma defal benn précision d'abord donc je ne suis pas le président de l'ordre des pharmaciens. Donc je suis membre du conseil national. Membre du conseil national. Conseil national donc président de la commission qualité. Ok voilà. Le président c'est docteur Abania. D'accord baax na merci jërëjëf baax na précision bi. Voilà beneen bi may wax mooy nouvelle bu tiis bi nga wax léegi. Professeur Daouda Ndiaye suma promotionnaire la ñoo jàngandoo pharmacie. xam naa yaayam donc vraiment c'est une nouvelle boo xam ne. bu tiis la voilà. di partager vraiment sa douleur et sa peine. di ko jaale vraiment di ñaan yàlla xare ko àjjana. amiin. alors bu ñu ñëwee ci question bi nga laaj donc déjà c'est une excellente nouvelle. bu ma déggee nii donc le président Macky Sall dina jël vaccin ngoon ñu wone ko télé. ndax en termes de communication et surtout d'exemplarité. Ce sera une image très forte et puis dina mën a dissiper en tout cas yenn xajam yu am ci xel nit yu bari. en tout cas bari na ñi doon wax naan bu vaccin bi ñëwee daal na njëkk a ñàkku. waaw c'est-à-dire que c'était quelque chose d'important. xam nga dañu nekk ci moment boo xam ne dafa amoon lu ñuy wax benn campagne de diabolisation. bu nga xam ni am na à travers les réseaux sociaux ak lu ndey wax nañ ko ci vaccin yi. Or
fii nga xam ni coono mbas mi teg na ko ci économie nationale bi ak économie mondiale bu ñu defee balance bi entre li ñuy vaccin bi di may ak risque yi ñu am vraiment xam nañ ni risque balance bi ci bénéfice la féete. Donc li ëpp solo aujourd'hui pour ñun Sénégal mooy que président Macky Sall def ko mais également et puis également une image très forte mooy bu Alaaji Papa Alaaji Mansour. donc moom lu am solo la. solo la et d'ailleurs je ma bëgg dama waxaale aussi en termes d'image parce que image moo ëpp. allo docteur de jokkoo bi de dafa xaw a da nga jege rajo. non jegewuma rajo. dafay larsen. dafay larsen ça va baax na wala. waaw baax na waaw. voilà donc bu li nga xamee ni am na solo surtout mooy ñi nga xam ne ñàkk woon nañu ñu wane leen. démb il serait bien également ñu wanewaat leen te ñu xam ne dara jotu leen. loolu aussi dina may nit ñu bari xam ni amul gravité bi nit ñi di ci wax. xam naa ne ci ñëwaat ci kanam. maintenant par rapport ak cette question bi aujourd'hui loolu li ñuy tudd moom la ñuy wax chaîne de froid. xam nga ni ñu koy tuddee ay médicaments thermolabiles c'est-à-dire que dafa di garab yoo xam ne ñoom dañ leen war a denc. ci fu sedd. chaîne de froid fu sedd bi nag dafa war a toll ci diggante 2 degrés ba 8 degrés maanaam fépp fu mu nekk. biñ ko defaree ci usine bi ñu ko doon defaree depuis Chine mu jaar ci avion bi ñëw wàcc avion bi ba dugg ci waa PNA dañ koy yóbbuwaat également ba ci seen PRA magasin yi. magasin yooyu itam bu ñu koy yóbbu ci centre de santé yi itam fépp à chaque fois dañu war a garantir chaîne de froid bi. donc comme vaccin bi moom chaîne de froid bi 8 degrés la pour le moment amul problème lu tax ndax Sénégal am na expérience bu rëy ci ni ñu koy waxee di programme élargi de vaccination. donc vaccin yi nga xam moom la ñu utiliser ñoom ñëpp noonu lañ leen di dencee donc ci 8 degrés donc defe naa ni boor boobu warul am benn problème concernant vaccin bi am ni bi nga xam ni 8 degrés la donc loolu am nañ ci expérience te defe naa aussi am nañu tamit dispositif maanaam jumtukaay yu ñuy may ñu garantir vaccin maintenant moo yokk ci dara maatam waaw ma yokk ci dara maanaam boo jëlee itam garab bi c'est pas parce que dañu ko ubbi rek à l'air libre rek day yàqu déedéet parce que il faut pour mu yàqu il faut mu nekk diir bu yàgg par exemple dama lay jox exemple boo jëlee vaccin bu mel ni vaccin Pfizer xam nga moins 70 degrés lañ koy denc. mais buñ koy ubbi par exemple mënuñ ko bàyyi 6 heures de temps à l'air libre. te du def dara. yàqu voilà ndax yàquwaayu vaccin gaawul mais moom day wàññeeku ndànk la bu yàqu. donc waruñu am benn njàqare ci concernant la chaîne. en tout cas docteur Gane moom dégg-dégg bi neexagul ba léegi mu ngi dem di ñëw. waaye waa Matam moom nee nañu ñu ngi tiit ci conservation boobu ndax Matam moom ki température ba ma nga ca 40 degrés à l'ombre. waaw xam nga 40 degrés à l'ombre la mais seulement xam nga kenn du ko teg à l'ombre. par exemple boo ñëwee ci centre de santé fi ñu lay ñàkkee. bu ñu ko génnee ci chambre froide bi dañ koy def ci ay kees yoo xam ne kees yooyu aussi dafay garantir kii bi ay kees isotherme la. maanaam kees bi ñu maanaam genre kees yoo xam ne comme chambre froide. mais ci biir am na benn jumtukaay bu ciy def. boobu mooy may tamit ñu mun a xam ban température moo nekk ci biir kees bi. donc dañuy suivre loolu même avant fi ñu ñekkee sax dañuy suivre température donc su boobaa loolu moo amul benn njàqare bu ci war a am. d'accord léegi ngir daaneel rek appel bi ngay lancé waat ci askan wi. donc appel bi may lancé ci askan bi mooy surtout ñu xam les bienfaits du vaccin ñu xam les bienfaits de la vaccination. xam nga aujourd'hui Sénégal boo seetloo suñu économie bi daanu mais tout mondial la. te mbas bi xam nga suñu bii dafa soppeeku. économie bi yëpp a wàññeeku donc aujourd'hui suñu bëggee économie delluwaat jëm kanam suñu koom-koom delluwaat jëm kanam donc il faut que ñëpp mën a vacciner wu ci jàmm ak salaam maintenant li ci des mooy nañu fexe ba vaccin yi ñëw defe naa loolu gouvernement mi ngi ci. mais nañu continuer ci sensibilisation bi wax nit ñi que ni aujourd'hui effets secondaires yi am na mais il faut également ñu informer les populations ci existence effets secondaires parce que loolu lu am solo loolu mooy phase 4. phase 4 maanaam mooy ce qu'on appelle la pharmacovigilance képp ko xam ne jël na vaccin lépp lu mu yëg ci yaramam dafay koy déclarer comme ça mooy may après
ñu mun a def ñun également suñu bilan en matière de pharmacovigilance. donc loolu lu am solo la képp ku ñu vacciné rek lépp loo xam ne yëngu ko rek na nga dem nga déclaré ko parce que dañ ko war a bind pour remonter ko. mooy lu am solo mooy pharmacovigilance boobu lu am solo la docteur nu ngi lay gërëm bu baax a baax. ñuy jéggalu rek ci dégg-dégg bi xawul leer noonu dafa mel ni que téléphone bi day larsen ñu ciy jéggalu auditeurs yi ci fàttali ne nag ci ñaareelu pàcc waxtaan wi dañuy génn wax ci leneen mu di accident domestique yi boobaak léegi ñu ngi koy wax gannaaw la xewoon fële ca Afia Printania bu Pikine benn couple bu ñu fekk ñu ñàkk seen bakkan ñu njort ne asphyxie bokk na ci li ko def accident domestique yooyu le toppatoo gi ñeel xale yi ci kër yi rawatina mag ñi ñam ya ñuy lekk nan la ñuy def daal bi ngir gën a taxaw kaaraange askan wi si kër yi gannaaw ba nga xam ne baay day xëy génn yaay xëy génn ñëpp génn xale yi des ca kër ga ak ñi nga xamante ne ñoo di jànq yaay liggéey toppatoo boobu nees koy mën a defee ñam yi ñuy lekk ci mbedd mi qualité bayit ñu koy faral di xoolaat loolee mooy ñaareelu pàcc waxtaan wi ci kanam tuuti lay doon gannaaw ba ñu demee Kaolack fekki fa gouverneur ba Aliou gouverneur bi mu ngi ci ligne bi waaw gouverneur nu ngi lay nuyu. bonjour Barthélémy maa ngi lay fay. naka Kaolack. mbaa ça va alhamdulilah. mbaa tàngul foofu gouverneur. non yem na rek yem na temps yii kay climat bu neex moo fi ne. di ngeen mën a denc vaccin bi ni mu waree. waaw incha allah vraiment jël nañ matuwaay yëpp. mais dama bëggoon rek avant may commencé waxtaan wi ma jaale suñu mbokk moom de professeur Daouda Ndiaye. ndeysaan. ñu koy def liggéey bu rafet. vraiment effectivement bu nekk. Sénégal yëpp dañu koy déglu ak équipe bi mu àndal. yëpp yokk ci nag disponibilité bi. docteur Daouda foo ko woo mu ne la allo. waaw métti na ñëpp vraiment. ñu ngi ñaan yàlla moo xaaree aljana yaayam jooju. amiin vraiment ñu ngi koy masawu bu baax a baax a baax. jërëjëf yow aussi ma ci profito pour souhaiter le un bon carême. merci gouverneur. Et à travers vous vraiment tous nos amis frères catholiques donc du Sénégal. merci gouverneur. merci. léegi yéen yaa ngi doon wax naan ne di jël ngeen matuwaay yëpp ngir conservation vaccin bi donte Kaolack moom ku xam Kaolack xàmmee ko tàngoor li ko dalee Kaolack yéeg ba ca Tamba. xam nga ñun jël nañ matuwaay yëpp parce que xam nga ñun. ni ñu fas yéene defee suñ stratégie. dañu allier fixe ak mobile. mais xam nga dans un premier temps moom li ñu bëgg rek mooy. ñi nga xam ne ñooy agent de santé yi ñu vacciné leen. depuis démb ci loolu lañ nekk depuis bu ñu ubbee ba pare. démb ngeen tàmbali. man démb lañ tàmbali man maa njëkk a vacciné wu. donc bu ñu paree ci loolu nag léegi ñi nga xam ne nii ñoom mooy mag ñi nga am nañ plus de 60 ans juróom benn fukki at surtout ànd ak feebar ak yooyu. yàlla may nañu heureusement fii ñun suñu service action sociale service bu organisé la. am nañ presque données yi. surtout personnes âgées parce que fii nii ci région Kaolack ñu ngi toll ci juróom fukki association ak benn. juróom fukki association ak benn yooyu fukki yeeg juróom ñi ngi Nioro. juróom benn yi ñi ngi Guinguinéo fanweer yi ci des ñu ngi fii ci Kaolack. diabète ñu yore diabète aussi am nañ association xam nañ leen. ñu yore aussi. Insuffisance rénale. ñoo aussi am nañ association. mais loolu liggéey la ba ngeen defoon avant wala. waaw c'est-à-dire on met à jour toujours notre fichier. donc parce que damay ragal bu fekkee ne liggéey la ay chiffres la yu ngeen amoon avant. mën na am balaay vaccin bi di yegg si ñeneen amaat. xam nga c'est à jour ensuite xam nañ seen i coordonnées président. seen président ñi ñëw am nañ seen i coordonnées. donc seen i président bu ñu leen wooyee. lépp lu ci manqué ñun dinañ ko mën a xam pour mottali ko. mais gouverneur Kaolack ni ki yeneen région yi bari nañ ay dëkkaande ci biir àll bi noonu. ñooñu moo tax mooy ñëw ci stratégie fixe yi mobile bi. moo tax mooy ñëw ci stratégie mobile bi ñi nga xam ne nii mën nañu ñëw ci structure yi dinañ fexe ba ñëw ci ba woo leen ci structure yi même ñooñu sax. bu ñu fàtte ne am na ci ay mag ñu nga xam ne dañoo am li ñuy wax mobilité réduite. du ñu mën a déplacer loolu ñun danañ fexe ba dem fekki leen. parce que loolu laa la naroon laaj sax. loolu moo gën rafet ñun danañ stratégie bu nga xam ne. ñi nga xam ne nii dañu am mobilité réduite ñun danañ fexe ba dem fekki leen
vacciner leen parce que ñu ci bëri dañoo nekk ñu nga xam ne servir nañ réew mi taxawu nañ réew mi fu ne ay anciens combattants ngi ci ay anciens de ceci anciens de cela ñu ngi ci ñooñu bu ñu demee ba toll foofu ba am mobilité réduite te ñu war a saytu seen wér-gu-yaram ñun dañoo fexe tout ba dem fekki leen vacciner leen ci ñooñu ñi nga xam ne nii aussi mën nañoo déplacé wu ñun dañ fexe ba ñu mën a ñëw ci point fixe yi au niveau des districts ñi si des na nga xam ne nii ci village yeeg yooyu lañ nekk on compte s'appuyer aussi sur les ICP sur les chefs de village sur les notables parce que n'oublions pas ki ma jiitu léegi wax ne am nañ suffisamment de glacières am nañ suffisamment d'appareils pour conserver ñàkk yi nga xam ne ni yàqu-yàqu vraiment du ci mën a am wax nga ko léegi gouverneur démb ngeen tàmbali yéen waa Kaolack yow yaa njëkk a ñàkku yëgoo dara sa yaram déedéet alhamdulilah wax dëgg yàlla yëgu dara ba après dama ne waa mais ñii moom dara laa yëgut wax dëgg yàlla macha allah wax nañ ma rek bu ma ñàkkoon naa toog 15 minutes noppalu mais yëgu ma dara après bi ma paree sax dama dem sur le terrain moo tax wax naa ko nee naa nag léegi xanaa wax ji war naa jeex rek waaw kon nag ñàkk bi daal bu mooy jam biñ lay jam seringue bi amul leneen beneen métti ki ma piqûre ki ma vacciné alhamdulilah ku sedd loxo la man daal dafa mel ne man yëgu ma sax am na ci yu mel noonu nag yenn saa yi ngay dajeek koo xam ne loxom dafa sedd bu lay ñàkk sax doo ko yëg ki di wax dëgg yàlla loxom dafa sedd man di yëgu ma dara boobu léegi nag maa ngi sant yàlla te je crois que boobu ñi ñu vacciné parce que ñun aussi dañoo bëggoon wane le bon exemple man bi ma vacciné woo ba pare médecin chef bi région bi dafa vacciné président chambre de métier vacciné adjoint maire bi moom itam mag la vacciné président conseil départemental donc daal ay leader d'opinion ñëw vacciné wu comme ça ñi ñu gis ko xam ne bu fekkoon ne dafa am luy lor wax dëgg yàlla kenn du élif réew di fa indi luy lor nit mais sensibilisation bi pour gën a ñaax nit ñi ci vaccin bi Kaolack nu ngeen koy dérouler waaw sensibilisation yi nag moom wax dëgg yàlla bëgg nañ ciy jóg ni ñu ciy jógee mooy d'abord danañ dem ci kilifa diine yi bu ko defee ñoom itam ñu joxe instruction ci julli juróom yi wala ci julli ajuma yi wala ci église yi yépp ñu def sensibilisation pour wax danañu dem aussi danañ mobiliser parce que Kaolack alhamdulilah bëri na ay association de jeunes association de femmes les bàjjenu gox les organisations d'autres organisations telles que les conseils consultatifs de quartier ñooñu dinañ leen mobiliser bu baax fàttewuñu nag les radios classiques waaw ak les radios communautaires waaw rajo communautaire yi surtout dañ bëri nañ fi par exemple commune boo dem rek presque am na rajo communautaire bu fa nekk ñun daal loolu daal la ñu bëgg a def pour contrer ñi nga xam ne nag ñoom il semble la mauvaise parole parce que jamono mi dafa dem nu nga xam ne nii léegi da ngay wax nga gis ko xam day dugg ci néegam jël benn portable am def li muy def sànni mu dem mais nag nee naa leen tant que ñoom tay wuñ ñun aussi duñ tay continuer wax ak ñoom tay wuñu ñun duñu tay yàlla baax na waaw yàlla baax na kon donc gouverneur ñu bàyyi la voilà merci Barthélémy nga wéyal liggéey bi xam naa xat ngeen fi mu ne nii nuyul ma sama xarit bu baax Assane Alaaji Assane waaw dafa nekk di enregistrer émission ak ministre de la santé looloo tax ñu wutu ko fi tey dana ko dégg très bien jërëjëf Alioune Badara Mbengue gouverneur bu Kaolack ñu ngi koy gërëm ci disponibilité gaa nag gouverneur yi daanaka ñoom ñëpp a xat ndaxte ku ci nekk yaa ngi toppatoo la ca la war a nekk ci sa circonscription nan ngay def ba vaccin bi yegg si ñu utiliser ko na mu waree ñàkk ko ci anam yëgën di leen di gërëm ñoom it gouverneur yi ndaxte ñu ngi def liggéey bu am solo ci région yi kon nag jërë ngeen jëf mbokk yi ñu yegg si nag ci ñaareelu pàcc waxtaan bi maa ngi leen koy junj sànq waxtaan bi dañ koy def rek ci accident domestique yi maanaam toppatoo gi ñeel xale yi rawatina ci kër yi nan la ñuy def ba aar leen ci lu bari ndax am na docteur lu ñu doon waxal démb benn médecin urgentiste ñu ne dafa sàkku ci askan wi rek ñu gën a bàyyi xel ci xale yi ndaxte xale lu ko gaañ ci kër dafa yomb xale lu mu lekk ci kër loo xam ne xamu ko mu mun ko jural danger bari na mag nit naka noonu toppatoo gi ñeel xale yi ci kër yi le plus souvent ay accident domestique dañ ciy tukkee nees koy mën a moytu ci jamono ji cuuraay yi ci néeg yi ñuy tere également ñu koy bàyyi
su ko bana fanaan ak moom loolee yëpp nu ngeen ko gisee ku ci mës a am accident it mën na di ci seede su ko defee mu dugg yëpp ci sensibilisation bi Aliou Ba am na kenn 88 628 14 14 88 628 14 14 salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. Omar. Barthélémy maa ngi lay ziar de. noo def Sow. sant baax a baax julli si yeneen bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam di ziare sama xarit bi Alaaji Assane Gueye vraiment tey moom am na gan bu rëy. ministre de la santé wax dëgg yàlla moom loolu moom loolu moom lu waxoon am la. su paree nag wax dëgg yàlla war na teg tamit ministre Mansour Faye ñu waxal ñu vraiment waa jooju wax toujours Thiès zéro gare ak kii bi raay yi PC Thiès quoi raay fu ñu toll tamit. invité Mansour Faye wala la maire de Koungheul Mayacine Camara. waaw waaw. voilà léegi nag man li ngay wax foofu lu am solo gis nga ci njaboot yàlla bu la ko dénkee. dénkaa war a sàmm Barthélémy. lépp loo mun a am munoo am lu gën sa njaboot. rawatina vraiment xale yi tuuti yi loolu la vraiment man damay ñaax ak waajur yi nañu gën a góorgóorlu bàyyi seen ci am nga problème bi papa boo xëyee génn yaay xëy génn. non xam nga toujours kër. du papa yaay rek ñoo fi nekk. nit da ngaa war a bàyyi tous ay appartement fermé yi da ngaa war a am au moins sa benn jabar wala sa benn cousine boo xam ne carrément xam na am na tuuti âge mu nekk foofu si kër gi mais kër waruñu koo bàyyi ay jàmbur mel ni ay ki mel ni ab jànk rek wala ay bon kër gi xam nga ñooy fobeer kii yooyu nit ñi dañoo war a dépasser loolu kër dañ koy yaatal nga dekkal ay say mbokk sët si yow rëkk si yow ñoo xam daal vraiment loolu boo si nekkul daal dañ li xoole njaboot gi comme seen bopp laaloon mais kanta ay koo xam ne salaire moo ko fi bàyyi am na lu bari du ko mun a tal moom xam lan lay tal journée liggéey bi lu mu koy mën a jeexale loolu kese lay tal du tal xale yi ndaw yi encore lu dem ci ay tay tuuraay guddi noonu man loolu dama koy contre puisque médecins yi wax nañ ko nañu bàyyi loolu sàmm kër yi sàmm njaboot gi laalaw loolu lay ki loolu suñu borom moo ko santaane du keneen moo ko santaane man de wax dëgg yàlla damay ñaaxat njaboot gi vraiment nañu gën a bàyyi xel ci seen jëpp man de samay doom laalo wax dëgg yàlla man dama leen sàmm lu ñu la war a sàmmee laalo dëkkal ay nit ñoo xam ne carrément si du dina sës si mais nga am jabar joo xam ne mu ne ma appartement fermé logé boo xam ne yow kese ak sa jabar nga jëli fale mbindal boo xam ne xamu leen saa yi ci am laalo nga daal si kër gi kooku daal du mën a tàlli nit da ngay dekk say mbokk mu nit du am lu gën sa mbokk laala wax man loolu lu ma si waxaa naa vraiment di les ziar baax ba di les ñaanal vraiment le professeur Moussa Baldé ministre de l'agriculture yàlla defal ko jàmm jërëjëf Sow 88 628 14 14 88 628 14 14 tey accident domestique yi la ñuy waxtaanee toppatoo gi ñeel njaboot gi moo xam xale yi la moo xam mag ñi jëm ci kër yi salaamaaleykum allo salaamaaleykum waaleykum salaam kooku Barthélémy waaw kontaan naa ci yow bu baax jërëjëf kooku maa ngi lay nuyu di nuyu Alaaji Assane Gueye man la Habib Mal dekkee Medina Gounass Habib Mal Medina Gounass bu Kolda waaw na ngeen def naka waa Medina Gounass yëpp sant bu baax mais maa ngi fii Tamba di leen déglu chaque jour waaw Tamba waaw d'accord waaw mais man kii mooy accident bi ngay wax noonu loolu moom nit ñi war nañ ci farlu trop parce que am doom moo gën a jafe ndax bu la yàlla mayee doom toppatoo ko dangaa war a góorgóorlu nga toppatoo ko ndaxte doom tamit am na ak ci waajur nga baal ma nag man Haalpulaar la wolof bi taxu koo leer noonu sa buur la sax bii leer na yow kay moom maay sa buur fi mu ne nii waaw léegi nag man ci sujet bi ma bëggoon wax sujet bi ma bëggoon wax waaw mooy pikiir yi xam nga nit ñi dañoo nekk di kii rek di xaabaabal rek waaye xam nañ ni kenn du indi fi luy lor nit waaw ndaxte ngay jël ay milliards def ko ci ay pikiir ñii naan baax na wala baaxul yooyu waxu caaxaan la man su ma amoon pikiir bi sax man xale laa de 38 ans waaye su ma amoon ma jël waaye xam naa am na ñu ko yellool waaye wallahi suñ ma joxoon man dinaa ko jël loolu laa bëggoon wax jërëjëf waay merci beaucoup jërëjëf Mal 88 628 14 14 doon wootee ca Medina Gounass salaamaaleykum salaamaaleykum allo Barthélémy waaw Ousmane Dem la Port-Gentil Gabon Ousmane na ngeen def yaa ngi si jàmm alhamdulilah waaw Ousmane de yow keroog de maa ngi lay dégg si rajo bi ngay naan couvre-feu bi ak sénégalais yi nekk foofu waaw mbaa mbir mi mbaa mujj naa sotti mu ngi tane tuuti ba léegi 18 heures la quand même waaye guddi gi daal
ba léegi daal nelaw bi daal day des. parce que ba 18h seen couvre-feu bi 18h ba ban heure la. ba 5h du matin. loolu moom ñun de ñoo leen tane. waaw téeméeri junni yoon parce que léegi gis nga ma wax la lenn. adduna bi yëpp ba mu daj. Sénégal moo gën a neex moo gën a bëri jàmm loolu moo wax la ko tey tànk génnoo nag doo ko xam. waaw. waaw beneen bi Barthélemy. man li may conseillé mooy mag yi man laay conseillé man Barthélemy. ndax fi ma dëkk tamit caaro yi waa Biafra dem leen di ñaan mag yi fa nekk neen dem vacciné wu. bu ñu dégg ay wax mukk waaye vaccin bi baaxul lii la ak lii loolu daal waxtaan ak démb sama yaay man nañ dem vacciné maire yi fa nekk yëpp nañ dem vacciné wu ci. bu ñu dégg ay wax yoo xam ne vaccin yu baaxul lii la ak lii la ak laa déedéet vaccin yàgg na am Barthélemy xanaa léegi la vaccin am. yàgg na am kay man maa ngi fàttali bu ñu nekkee xale ñun bu ñu vaccin yi am na ay vaccin kii yoo xam ne piqûre yoo xam ne pistolet la dañ la koy daaj ci sa loxo. dafa doon am il faut ñu dem vacciner ñu bàyyi yàq xel yi ngir yàlla ak yoon nañ bàyyi xel yi ñuy yàq. ñu toppatoo man sama suñu mag yi laay waxal nañ dem vacciner yu. parce que dañoo am ay sët dañu dem di dikk di ñëwaat ci biir kër yi loolu wóorul. wóorul ñoom lu nekk dañuy recevoir wóorul. dem leen ñaan ngir yàlla ak yoon te buñ dégg benn wax. nañu génn ñu dem vacciné wu loolu moo gën. asalaamaaleykum. jërëjëf Deme Ousmane doon woote ca Gabon Port-Gentil mbokk yi accident domestique yi la ñuy waxtaanee toppatoo gi ñeel njaboot gi xale yi rawatina ci kër yi salaamaaleykum. waaleykum salaam. waaw kooku. Barthélemy Omar la Omar Faye réew Maaw. Omar waaw na ngeen def Faye. waaw ñu ngi lay ziar bu baax a baax. ñu ngi delloo ziar Omar. naka coono yi na ngeen fanaane bàyyi ñu si jàmm. ñu ngi si jàmm ñu ngi sant yàlla. alhamdulilah yal na yàlla dolli jàmm bu baax. amiin 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 ñun ñëpp ñu bokk. waaw professeur moom ñu ngi koy siyaare sunu soxna soo sunu yaay jooju génn àddina. professeur Daouda Ndiaye. yàlla yàlla saa borom yërëm ko taxara ko aljana. amiin amiin amiin. yal na ko yàlla yërëm waaye yóbbu ko ci aljana ya gën a kawe. amiin amiin. waaw professeur moom vraiment wax dëgg yàlla moom ku baax la moom xam nañu ne kilifa ku baax lay doon. yàlla na coonoom yëpp yéen ci kaw suuf. amiin. waa di wax ci wàllu maanaam pikir yi rek. ndax boo gisee Sénégal fi mu toll nii wax dëgg yàlla nit ñi ñu ngi bëgg a dem marché ñii ngi bëgg a dem jaay ñii ngi bëgg a dem feneen te mënatuñoo dem ndax feebar bi. kon mën nañu ne kon piqûre bi vraiment nit ñi jël ko pour jàmm mën a dellusiwaat nit ñi mën a dem daayira ñi bëgg a soxla dem liggéey ñi liggéey guddi. xam nga loolu amul tamit dëgg bi mënta neex metti na de. ndax nit ñi ngi bëgg xëy di gon ñi bëgg di am nañu guddi la ñuy liggéey xam nga tey. bu ñu nee 20h 21h dañuy arrêté. lu bari arrêté na. voilà kon loolu nag bu fekkee dafa am dañu xam ne bu ñu amee solution boo xamante ni tey mën nañoo tax yàlla dogal piqûre bi ñu jël ko feebar bi jóge bi yàlla na ko fi yàlla jëlee. amiin kon day doon nit ñi tawfeex lay doon ci nit ñi. di la nuyu di la ziar bu baax a baax nag ci émission bi rafet na macha allah. jërëjëf waaye nag sama askan wi seen ndox mi ba léegi réew Maodo. seen ndox mi ba léegi daal ndox mi ñëwagul. xam naa ne day Omar autorité yi war nañ la dimbale ñëw indi ndox mi. jël pikir yi fay jooy jooy marché Touba Toul bi tax ñu mën a dem Touba Toul mën a dem marché ndax mag ñi vraiment. war nañ ñëw jooy yi daal yàgg na autorité yi war nañ ñëw fomp sa rongoñ. waaw war nañu moo ñëw di ma di wax ci sama askan wi sonn nañu trop de. waaye yàlla baax na. waaw ñu ngi leen di siyaar ba Alaaji Assane rek moom la pikiru de. yow Barthélemy yow Barthélemy Alaaji Assane yéen ñëpp na ngeen pikiru. ñun kay moom danañ pikiru bu soobee yàlla. ak Youssou Ndour ñëpp nañ pikiru de yéen daal yéen da ngeen war a pikiru moom. ñun ñëpp ay dem kenn du des ba ci Alaaji Njoogu Jën. jërëjëf Omar 88 628 14 14 88 628 14 14 Aliou Ba salaamaaleykum. allo salaamaaleykum. maaleykum salaam kooku. Alaaji Assane man la Mamadou Mador. Mamadou man la Barthélemy. Barthélemy maa ngi lay nuyu groupe Futurs Médias bi lay jaajëfal bu baax. jërëjëf. ci am mbégte rek ci déggante bi daal. waaw ci rafetlu programme yi yëpp. macha allah waaw man daal li nga xam dama ko ci wax mooy comme ngeen wax ci xale yi wax dëgg yàlla parents yi nañuy toppatoo xale yi bu baax. ndax xale ëllëg mooy doon mag. xale dafa nekk lu nga xamante ne bii lu ne mën na ko nekk ba tax na daal damay wax ne nga am sa doom di ko bàyyi ci mbedd mi muy taxawaalu alors boo xam yenn feebar daal di ko dal wala yeneen dafay nekk lu doy waar. am na yoo xam ne lu ñëw dañ naan gouvernement bi te xale njëkk wax dëgg yàlla muy papa yaay ñoo ko war a njëkk topp. gouvernement bi nag am na yu mu leen taxaw lu mel ni ay case du petit. ay nag xale boo ko yore ne mu nekk moo xam mu nekk ndongo daara di taxawal ne ndongo daara la te turu ndongo daara fekk du ndongo daara di taxawal ci mbedd mi
di day dem ba mujj bi doon soppeeku beneen façon dafay nekk lu doy waar xale daal boo ko yoree da war nga xam fu muy dem fu muy dikk alors su fekkee école dafa tëj mu dem jàng métier su ko defee dana mën a gën a am kaaraange bu baax dana gën a am éducation bu baax. d'accord waaye nag damay daaneel ci feebaru mbas moom nañu xam ne ñu ngi ci ñu gën dana sori wàññi comme ni ko docteur yi digle te aussi tamit ñàkk yi tamit vaccin yi loolu lu am solo ni ñu ko organisé comme wax dëgg yàlla am président de la République war a ñàkk tey wax dëgg yàlla am 16 heures loolu dafa nekk lu am solo nañ ñëpp ñàkk yi te masque yi tamit nañ ci am solidarité di jàppale comme démb li ma gis TFM. wax dëgg yàlla toll ci commune ak ñaar département Bambey xale Ibrahima Fall dimbale leen ko loolu dafa am solo daal jërëjëf Médor Aliou may ma kenn laata ñuy yëkkati waxtaan wi 88 et 628 14 14 88 628 14 14 salaamaaleykum allo Aliou daa mel ni yegsiwul de 88 et 628 14 14 ñu jël kenn laata ñuy yëkkati waxtaan wi tey ñuy waxtaanee wàllu accident domestique yi Aliou am na kenn salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. kooku waaw. Ahmadou Guèye lañ koy wax. Ahmadou Guèye waaw na ngeen def Guèye. waaw sant yàlla bu baax. man débat thème bi ngeen ni dafa am solo moo tax ma noonu naa ci joxe sama xalaat. gis nga accident domestique yi. je pense que war nañ def ay dem de prévention ci kër yi. absolument léeg-léeg nga gis kiy fobeere am xale parental bu ne ci kër ga ñu bàyyi ko mu génn tarxiis mën na caa. wala nga teg butéelu eau de javel xale ñëw naan ko. indi te li ci gën a doy waar sax xam nga eau de javel le plus souvent dafay weex bu dee liquide bi xale mën na ko gis rek teg ko ndox naan. voilà ba tax na yooyu yëpp nañ koy faral di écarter. tout à fait léegi gis nga ko nga tëdd bu guddi mu am début de feu sa gaz di tàkk wala man yaakaar naa ne kër yi war nañ am ay extincteur ñuy former nit ñi ci ni ñu koy utiliser nga xam ne bu la yàlla nattoo sax nga am yu mel noonu di nga ko mën a def man ko aussi ñu def formation premier secours léeg-léeg nga gis ko ci kàddu bi am malaise ñuy dem di wooyu docteur balaa ñu maara day taali bu fekkonte ne formé nañ nit ñi ci premier secours loolu yëpp jafewul te am na fii yooyu je pense que war nañ ko gën a mën a développer pour aar xale yi ci kër yi am na solo trop et puis sax am même en dehors de ta kër dafay am genre benn boîte de pharmacie bu ndaw nga xam ne lu dal xale bi ci guddi gi rek dina fekk yow peut-être même boo mënul dem daar di nga mën a peut-être jokkoo ak médecin boo xamante ne wut jëlal garab sangam nga jox ko. voilà loolu am na solo trop. daal vraiment bëgg naa ñu bàyyi ci xel. d'accord muy lu am solo jërëjëf Guèye moo nekkoon sunu auditeur bu mujj ñu koy gërëm mboolem ñi fi woote yëpp jox ñu seen xalaat ci thème bi nga xamante ni moom la ñu doon waxtaanee mu di accident domestique yi dellu gërëm ñi ñu seqaloon waxtaan wi ci ndorteel la di docteur Mamadou Sow gërëm it Alioune Badara Mbengue gouverneur bu Kaolack ñu doon waxtaanee wàllum vaccination contre Covid bi ñu leen ci gërëm bu baax a baax di massawut naka noonu it kii di professeur Daouda Ndiaye mi nga xamante ni yaayam dafa génn àdduna ni ki démb si guddi professeur Daouda Ndiaye dootul ku ñu présenté si antenne bi ñëpp xam nañu ko ak ay intervention yu am solo ak it disponibilité bi nga xamante ni wan nañu ko wax dëgg neex yàlla ñu seq lu rafet ak moom ñu koy massawu yàlla xaare ki fi jógee àjjana suuf woyof ci kawam. levée du corps bi donc 10 heures la ma fàttali leen ko ñu koy jaale moom professeur Daouda Ndiaye yaayam jooju ñàkk bakkanam génn àdduna groupe bi yëpp li ko dalee support médiatique yëpp ba ci kilifay kër gi jaaree ko ci sama kàddu rek di ko jaale di ko massaw mbokk yi jërë ngeen jëf Barthélémy Ngom la woon ci kàddu gi Aliou Ba ci machine bi Yacine Pouy ci xarala yi digital bi